nekk bitim réew di ko dund waaye tey jii nag nga ñëw fekke ko ana noo ko doon dunde foofa ak tey jii bi nga ñëwee mbégte mi nga xam ne yëg nga ko bi nga xam ne ñëw nga ci biir salle bi ak it ban résultat lañ mën a am ci dund gi ñu doon dundal koor gi ci teewaayu Sëñ Muntaxa. jërëjëf Sëñ Kosso xanaa sant rek ndax dund gi ñu ko doon dund bi ñu nekk fi nga xam ne moom la ñuy woowee Paris ci France dund gi mooy xanaa daje ceeg tawféexu Sëriñ Tuubaa rek ndax xasida yi ci ñun murit mooy lépp ndax xasida yi dafa féete kaw bépp jëf ju yiw wajhal xuroo fii fawqa kulla amali te amal googu mooy jëf ju yiw daf ci topp nag amalan saalihan mu taqabbalan sawaabuhu laa yarim maanaam jëf joo xam ne dañu ko nangu ba pare pay gi du dog mooy xasida yi dafa nekk condensé lépp bépp yiw bu baax mooy alxuraan dafa nekk ci biir sant yàlla dafa nekk ci biir istighfar dafa nekk ci biir basmala dafa nekk ci biir julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk ci biir kon nag bépp murit boo xam ne yàlla sama borom defal na tawfeex nga teew fii wala nga nekk bitim réew nañu xam ne ñëpp ñu ngi en connexion ak li xew fii ci Touba di ko sant sëñ Touba bu wér. waaw li ci tege nag moom mooy ni ko sëñ Mountakha waxee woon keroog mooy bis bi nga xam ne ci lañ doon fàttaliku li nga xam ne moom la ñuy wax xare Badar mu ne woon nag liñ ci amee moom mooy ngëm goo xam ne day ànd ak sëñ Touba di wéy ngëm googu nag moom mooy xanaa li sëñ bi di woowee xayra liimaan jooju nag dafa am xayra lislaam ak xayra lexsaan loolu lépp ñu di ko sant sëriñ Touba bu wér a wér. waa kay jërëjëf Serigne Souleymane ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm waaye ñu ngi sant bu baax mbokk yi nga xam ñu ngi topp jotaay bi fu mën a nekk ci biir adduna bi rek xam naa kon damay delluwaat ci Serigne Fallou Sylla ba ci kanam incha allahu taala. jërëjëf Serigne Kosso Seye ci foofu ci grande salle bu Serigne Moustapha Bassirou bi ci kàddu yooyu xam ne moo bàyyeekoo ci kilifa yi ñoo ngi keneen ci jëriñ yi nga xam ne ñoom it dañooy taxaw baax a baax li nga xam ne moom moo di liggéey bi ci wàllum protocole bi di ràññee kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw fii ci résidence Cheikhoul Khadim muy Serigne Bassirou Diamy ku ne xàmmee ko ci Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir sëñ Bass naka ngeen di amalee liggéey bi fii ci résidence ndax gis nañ ne ginnaaw daanaka tisbaar gu nekk yaa ngi fi bàyyi sa liggéey ñëw ngir jàpp ci li nga xam ne moom moo di protocole bi. jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi leen di jaare bu baax di leen ñaanal bu baax di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér liggéey bi nag liggéeyal Serigne Touba la ndax ndigal moo ñu fi indi woon bi ko sëñ Mountakha joxee Hizbut Tarqiyyah yi pour ñu dundal fii koor gi depuis boobaak léegi it ñi ngi ànd ci liggéey bi ak sëñ Youssou ak sëñ Atou it boobu mi ngi fi woon yàlla na ko suñ borom yokk leeram te it liggéey bi mu doon liggéey sëñ Touba yàlla na ko sëñ Touba nangu bi loolu amee ñun nekk fi mu noon diggante boo xam ne nii bu xaw a jafe la lool ndax milieu bi nii que Sëriñ Touba la te kilifa yi li man rek mooy ñu leen di organiser di leen jox worma ndax salle bi xat na xat boo xam ne nii bu Sëriñ Touba wootee rek ñëpp du ñëpp joo ci mën a xaj waaye nag dañuy fexe ba masla ak fexe ba waxtaan ak kilifa yi pour ñu mën a jàll loolu rek la. waaw liggéey bi dañ koy def su 2 heures jotee rek man damay bàyyi si liggéey bi yëpp ñëw fii ma jaayante ko ba keroog njàng mi jeex man ak Mor Seck ñu ubbi salle bi su ko defee ñu xool ñiy dugg bu feesee ñu limité ñiy dugg nag commencé xool di segg kilifa yi nga xam ne war nañoo mën a jàll ñu jàll ñeneen ñi ci des doo ko dem si mbaar mi si baas bi si des. loolu dañ koy ànd ak takk der yi ndax ñoom ñoo ñuy dimbale it bu baax a baax waaye ñoom it xëy na ay takk der lañ ñëw di liggéey ci dëkk bi mën nañoo bañ a xàmmee kilifa yi moo waral ñun ñi nga xam ne doomi dëkk bi lañ xam nañ kilifa yi ñu mën a taxaw su kenn taxawee ne la war a ñëw ñu ne ko bàyyil kooku mu jàll ñu bàyyi ko mu tàll su dee nit ñi nga xam ne nii si dëkk bi lañ dëkk di doomi dëkk bi te ay kilifa te it xasida yi rek ñor leen ak sëriñ dundal li nga xam ne ni moom la sëñ Mountakha di wax fi ñor leen ñu bàyyi la ñu dugg ndax mu dem nañ ba mu jógi léegi xàmmee nañ ñëpp parce que ñi fiy ñëw ñëpp te yëf yi ñor leen xàmmee nañ leen bu baax a baax. jërëjëf Serigne Bassirou Dia ci kàddu yooyu nga xam ne leeral nga ko ñu delluwaat rek remettre antenne bi ki nga xam ne moom moo di Serigne Kosso Seye moom it am na keneen koo xam ne fi mu toll nii war na koo interviewé laaj ko li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey bu am solo bi kon Serigne Kosso bisimilah. ok jërëjëf Serigne Fallou Sylla ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci interview yu am solo yooyu ba tey ni ñu ko waxee rek xam ngeen ni ñu amee ab salle ci biir noonu la amee maneen mbaar ci biti waaye noonu ngeen ko gisee mbokki taalibe yi jóge nañ fenn fu nekk ñëw ci barab bi moo xam ci ay gox yu wuute ni nga xamante ni kilifa yi kenn ku nekk jóge na ci këram wala ci daaraam ñëw ci jotaay bu am solo bi Serigne Allé mel ni yow waxtu wu nekk ñu ngi gis ni Masrabou Safi ba mu tàmbalee ba tey yaa ngi ciy ñëw ana ban jàngat nga mën a am ci jotaay bu tedd bi waaye ak ban
résultat lañ war a amee nag ci liggéey bu tedd bi nga xam ñu ngi ko ànd nag Cheikh Mamadou Mountakha diirub ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. ak sëñ Koso ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare ginnaaw nuyu beeg siyaare bi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko dam ànd ko wér xanaa kay di am ay kàddu kent rek ak mbégte ndax daanaka ñun murit yi lépp lu ñu mënoon wax sëñ Mountakha rek sëñ Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Fadal dañu ko waxal démb muy wax yu am solo joo xam ne murit yëpp la ko waxal kon dañuy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha rek mu yàgg fi ànd ko wér ndax lii moom képp koo xam ne yaa ngi fi ñëw rek yaa ngi am leneen luy yëg daaw yëg ndax saa su ne rek heure boo ñëwee rek nga am yokkate kon dañuy ñaanal sëriñ bi suñu borom yàggal ko fi dama ànd ko wér incha allahu rabbi jërëjëf. ban résultat lañ ci war a am nag maanaam ban jàngat lañ ci war a jëlee. waaw jàngat moom li ci war a am bari na jàngat bi ci jëkk mooy ñu roy suñu kilifa yi ndax bu ñu nekkee ci biir salle bi bu ñu toogee Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ne xam na cër ba ñu jox si Mouhamadou Mountakha loolu jàngat boobu saa su ne rek dama koy gën a bàyyi xel bu ñu nekkee salle bi daanaka li ñu wax naan fii la baax na doone benn saa su ne dañ koy gën a yëg fii salle bi kon nañu gën a bàyyi xel kilifa yi nga xam ne ñoo toog ci Sëñ Mountakha nañu bàyyi xel Sëñ Mountakha kon nañu gën a wàkkeel suñu kilifa yi ndax loolu rek saa su ne jàngale la bu ñu xoolee ci kilifa yi toog cootam rek loolu rek doy na jàngale ren ba déwén kon ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi da ànd ko wér am boo dem ko xam ànd na ko liggéey bi jërëjëf. waa kay jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu ngi santaat bu baax a baax sëñ Fallou mi nga xam ne moom la ñu àndal leen liggéey bi noonu ngeen ko gisee kilifa yi ñu ngi jógee fenn fu ne ci gox yi di ñëw di amal li nga xamante ne mooy teewaay bu am solo bi nga xam ne diirub ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci tey ñi ngi koy amal waaye gis ngeen ko mbokki taalibe yi it fenn fu ne ña ngi fa jóge xam ngeen ne salle bi fees na dell waaye mbaar mi nga xam ne mbooloo Hizbut Tarqiyyah waajalaat nañ ko defar ko ba mu gën a murite moom it day fees dell ba ci ginnaaw fi nga xamante ne mooy werandaay bi loolu nag li muy wane mooy kon liggéey bu am solo bi nga xam ne koy def te di ko defandoo ak Sëriñ Tuubaa loolu Sëriñ Tuubaa ñaanal faaza lazina hafazu ala siyam zahrun bihi uxliqa babun lil iyam yàlla na ko sunu borom subhanahu wa taala defal kon mbokk yi damay daal di dem rek daal di jëno ko Baye Mansour Seck jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant bu baax sëñ Kosso Seye ak ganam yu tedd yooyu mu dalaloon ci mashrabu saafi minal ban bay shafi tey ji di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor mooy bis bi nga xam ne ginnaaw timis bu ñu dogoog noppi dinañ séenu weer bi ba xam dana feeñ bu feeñee ñu xam ne kon suba mooy doon benn panub shawal ngir doon bisu korité loolu nag àggagun ci fii ñu toll nii nag ñi ngi kër sëñ Tuubaa gi ci programme bi nga xam ne bi weer bi teroo ba tey ñu ngi ko ànd ak yéen muy al mashrabu saafi min al manbai shafi muy barab bi nga xam ne dañu fi yëkkati xasida yi ci ndigalal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké te mu féetale ko kuréel Hizbut Tarqiyyah ñu koy ayloo tey nag ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi ci biir salle bi mooy kuréel gi ñu duppee kuréel Asna Khadim ñoom ñoo war a ay njàng mi tey incha allah ci njiital sëñ Ablaye Diop ñi nga xam ne tamit ñoom ngeen dégg noonu ñu gàttandu sëriñ bi muy kuréel Mafatihul Bichri bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ci njiital ki nga xam mooy sëñ Mout Diop ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi tey kon ñu leen di fas yéene dalal foofu fas yéene ànd ak ñoom liggéey boobu ba keroog sëriñ bi di yegg si kon ñuy santaat bu baax di ñaanal sëñ borom mu may Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak biir moom ak njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp ñi nga xam ne bés bu ne ñu ngi fi teew ki nga xam ne moom laay waaj a jox kàddu gi mooy sëñ Moustapha Diouf moom moo leen di andil tey bunt ci xasida yi ci arab su ko defee bu àggalee sëñ Diouf dana jël ci bunt bi ci wàllu anglais ñu dalal ki nga xam ne tam moo ñu war jox xasida yi yan daaj lay doon yan xasida lay doon muy programme bi kuréel gi war a jàng kuréelu Asna Khadim ma leen koy fàttali muy kuréel gu mag a mag gi tey sëñ Ablaye Diop jiite ko kon loolu mooy programme tey bi kon damay jébbal kàddu gi sëñ Moustapha Diouf ngir mu jot li nga xam moom la ñu andil ci arab incha allah. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulina alkarim nuxayi awalan saaxiba hadihi alxadrati alsharifa alxalifata almuazam cheikh Mouhamadou Mountakha adamahu llah wa zaadahu sharafan
ونلقي أيضا تحياتنا إلى كل الحاضرين في هذه الجلسة الشريفة ولكل مشاهدي المشرب الصافي. بعد هذا الطواف ومن دون إطالة يسعدنا أن نشارككم اليوم كما اعتدنا بقصيدة من قصائد شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه، وتهي القصيدة مطرزة بحروف البركة وتتضمن 6 أبيات. تبدأ القصيدة ببسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعل في هذا البركة. الحمد لله على لهائي مزب إبليس بلا انتهاء، لله ذي الأرضين والسماء كل ولي قد جاد بالنماء. يبث الشيخ في هذه الأبيات سجال حمده لله على نعمه الوفيرة اللا نهاية من جانبه وابعاد الشيطان عن جنابه بلا عود أبدا. وهذه الحمد لا يليق إلا بالله صاحب الأراضي السبعة والسماوات السبعة، وهو الذي قاد له ووهب له النبو، وهو الرفعة الأبدية والعظمة والسمو لكل أموره وطوال حياته. يقول أيضا بارك لي في الحركات والسكون رب الذي قد قاد لي كن فيكون. إن الله صاحب البركة هو الذي جعل حياة الشيخ كلها بركة في سكناته وحركاته، ولم يكتف بإعطائه له البركة فقط بل وقد منه تبارك وتعالى سر كن فيكون، حيث قال رب الذي قد قاد لي كن فيكون. وقال أيضا ربحت في البيع وفي المجاهدة وعند حزب الله كل شاهد. فبعد كل هذا العطاء الذي منحه الله لشيخنا فإن الشيخ يظهر هذا البيت مدى فوزه ونصره وتفوقه في المنهج الذي سلكه أي طريق خدمة رسولنا الكريم، حيث قال في بيعته معه بايعت خير الورى باللوح والقلم. وقال في جهاده أيضا جاهدت بالقط سنين وحدي. وقد أكد شيخنا الخديم ربحه ذاك في بيت آخر يقول فيه ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا. وقال أيضا في هذه القصيدة كتابتي تدور تحت الحرس بين الكرام عابد ذي الفرش. وفي هنا يظهر لنا شيخ قوة وعظمة خدمته أي القصائد الكرام عند الله عز وجل، بحيث أن قصائده الكرام هي الزخارف التي تزين عرش الرحمن وتدور تحته وبين ملائكته الكرام. وانتهت القصيدة بهرب إبليس بلا انتهاء لغير ذاتي ونما لهائي. إلى هنا تنتهي القصيدة. وفي هذا البيت الأخير يبين الشيخ ويؤكد لما بدأ به وهو حروب إبليس الرجيم بلا رجعة وابتعاد موجها لغير ذاته رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة هذه هي القصيدة التي كنا نغوص في تفاصيلها، فكلكم أو جلكم يعرف أننا مهما بذلنا من جهد فلن نستطيع أو نقدر على إيضاح ما في القصيدة من عجائب وفضائل، لكن لقد فعلنا ما علينا فعله. ندعو السلام لرب السلام أن يوفق الجميع بالسلام إلى اللقاء في جلسة أخرى. مع السلامة إن شاء الله. شكرا لكم. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Clement, the Merciful. Faithful Muslim brothers from all over the world, we are congratulating you and starting by congratulating and wishing long life to Sheikh Muhammad Muntakha Mbacké. Here we are today at the end of this holy month, the sacred month of Ramadan. That is why we want to come to speak with you about a poem that Sheikh Ahmadou Bamba wrote at the end of this month, telling the favors, the benediction, the benefits related to this holy month. The title of that poem is known as Fadl Lazina Hafazu ala Siyam, but it is composed from the Shahr Ramadan Ham al-Sasim. Before coming to the poem, I will come to the context. It was written by Sheikh Ahmadou Bamba in the month of Ramadan 1913, corresponding with 1331 Hijriya.
when he was in Diourbel under home arrest. You know that after the exile to Gabon, the exile to Mauritania, and the home arrest of Thiéyène, Cheikh Ahmadou Bamba came on the decision of the colonial power in Diourbel, where he spent more than about 15 years. On that occasion, he has written a lot. And in 1913, just a year after the coming to Diourbel, during the month of Ramadan, a group of disciples came to pay a pious visit, ziyarah, to the Sheikh. And the Sheikh had taken the opportunity, that occasion, to write a poem showing them what are the different benefits, the different favors related to the holy month. And this is shown in the preamble of the poem. The Sheikh said, Bashar Allahu Tabarak wa Ta'ala زوار نازم هذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في شهر رمضان عام الشسين. He said that God has given joy, happiness to those who came and pay visit to the writer of this poem in the month of Ramadan 1913 or 1331 Hijriya. In the poem, the Sheikh had shown many benefits and favors related to the Ramadan month. It is a poem of 17 verses in the Rajas metric, Mustafhilun, 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 and composed from the letters of the expression Fi Shahri Ramadan Ham al-Sasin. The content of the poem is the blessing, the bliss, the privileges, the favors and pleasure of Allah to the fasters, those who comply with the fast, with the holy month. The Sheikh assures them that they will meet Allah's benedictions, and it is certified. What is, he said in the poem, he said, the benefits are certified because they, the fasters, have worshipped Allah during the month, during the best month, and they have dominated their carnal soul. They will get happiness of Allah without pain, without punishment of Allah, and Allah's sorrow will never come to them. The Sheikh also shown in that poem that Allah will offer them a reception in paradise, and that will make them forget the hardships of the fast. He added that the gates of the paradise called Nahim and the other paradise are open to all those who respect and comply with the holy month. In Arabic, so as to conclude, the Sheikh said, يرون أفضل الفطور في القبور وفي القيامات من المحن الكبير رفعهم برمضان الرافع نفعهم بالصلوات النافع ضيافة الباقي لدى الجنان تمه هناء الصوم بامتناع, so as to illustrate what I was saying about the favors and the benediction that is related to this month. So to tell you that the holy month is a month full of benediction, full of favors, full of bliss, but full of pleasure of God. May Allah help us and grant us all this after fasting 29 days. We are wishing you a good year and thank you a lot. kon ñuy sant bu baax sëñ Papa Assane Diouf mi nga xam ne moo ñu doon andil buntu boobu ci anglais ñuy sant tamit ci xasid ak Faazal Lazina ñuy sant tamit sëñ Moustapha Diouf mi nga xam ne indi nañu benn buntu ci arab muy ñaari bunt yi nga xam ne waxoon nañ leen ko dañuy jébbal kàddu ki nga xam ne mooy sëñ Ousmane Mbegere moom moo nga xam ne dafa bokk ci kuréelu Asna Khadim ngir sëñ Ousmane mën ñu jottali programme bi nga xam ne moom la ñu war a jàng tey ji ci salle bi ci kanamu sëñ bi ci njiital sëñ Ablaye Diop mi nga xam ne moo jiite kuréelu Asna Khadim sëñ Ousmane tey yan xasida lay doon ak yan daaj incha allah. waaw kon salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi jaar sëñ Mansour baax a baax kon tey programme bi nga xamante ni moom la Asna Khadim war a presté mi ngi ci bi ci jiitu mooy lam yabdu suñu sawaasi faadal ladina suñu sawaasi mooy bu waak sëñ Masamba ilan nabi waak sëñ Masamba ak ahmadu rabbal alamin waak sëñ Masamba. jërëjëf kon dafa mel ne tey daa ci def mel ne waak sëñ Masamba moo ci gën a fës kon ñuy sant baax sëñ Ousmane mën nga dellu ndax kuréel gaa ngi lay xaar
ñu lay sant bu baax ci taxawaay bi ak tamit jottali nga xam ne leer na nañ kon desatul dara lu dul ñu xaar li nga xam ne moo ci des mooy sëriñ bi yegg si ngir ñu mën a jublu ci njàng mi nga xam ne moom la ñuy amal tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer Ramadan ñu leen di fàttali mën na doon tey bés bu mujj mën na doon tam benn fan bi nga xam ne danañ ko ci tegaat mi nga aju rek ci weer wi feeñ wala mu ñàkk feeñ ndax danañ ko séenu incha allah bu ñu dogee ba noppi commission bi nga xam ne naka jekk moo ko daan def danañ wéy ci liggéey boobu ngir xam ndax weer wi feeñ na wala feeñul ndax suba lay doon benn fanub shawal wala déet kon loolu danañ leer ci kanam kon programme bi kon mi ngi noonu jotal nañ leen ko li ci des kon mooy xaar rek sëriñ bi yegg si tey nag gis ngeen ne nit ñi dañoo teel a ñëw saal bi dafa teel a fees lool ndax xam nañ ne mën na doon bis bu mujj moo tax ci weeru koor gi moo tax koo xam ne rëccoon na la nga ne tey daal naa dogu ci ñëw xëy na loolu moo waral teel gi ñëw ak teel gi fees waaye loolu lépp ak cant la ndax teewlu xasida yi jàkkaarloog Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak jëmmam ju tedd ji jar na lu ne moom mi nga xam ne kon démb ñuy fàttali kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko bi nga xamee ne te ni ñëpp jotal nañ ko cant njabootuk Sëñ Tuubaa gi ak taalibe yi ak mbokk jullit yëpp wan nañ ko cant gu mag goo xam ni ameel nañu ko ndax lim ñu defal ndax ci kàddu Sëñ Murtala dafa wane ne sëriñ bi moom moo fi toxal dàq koor andi fi dundal koor loolu kon de ak cant gu rëy goo xam ne gi warees na ko ci sargal warees ko ci ñaanal suñu borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér li nga xam ne tamit moo ci des mooy ñu xam ne sëriñ bu yegsee rek njàng bi day tàmbali donc en ce 29e jour du mois lunaire de Ramadan nous sommes à l'extrême limite de ce mois puisque après la rupture du jeûne le croissant lunaire sera scruté. S'il apparaît, ce sera le dernier jour du mois de Ramadan et demain ce sera la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de juin et si et seulement si évidemment le croissant lunaire apparaît. Il va de soi que évidemment les uns et les autres attendent patiemment que les choses se clarifient pour pouvoir en tout cas voir le parti à prendre et il faut également rendre grâce à Dieu par rapport à tenir sur le khassida que nous avions programmé de vous présenter. C'est un khassida, n'est-ce pas, qui fait 12 lettres, qui est écrit avec la métrique khafif, qui a pour titre, n'est-ce pas, Bika akmaltu lakum dinukum. Donc, c'est un propos qui est l'acrostiche d'un extrait du Saint-Coran. Et le cheikh n'a fait qu'ajouter Bika par toi et nous avons parachevé la transmission du message du Coran. Et c'est un propos, nous disions-nous, qui émane de la sourate 5, qui est la sourate Al-Maïda, la table servie. Et c'est dans cette sourate que Allah le Très-Haut a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinukum. Et en ce jour, j'ai parachevé votre religion. Et parachever la religion, ça veut dire que la transmission des versets est complète et il n'y a plus rien à ajouter. Et évidemment, c'est un jour particulier, c'est un jour fameux. Le cheikh n'a fait qu'ajouter Bika. Par qui? Par le prophète, dit-il. Bika yawma akmaltu. Par toi, en ce jour, nous avons parachevé. Nous avons parachevé quoi? Sous-entendu, la religion. Donc, c'est un poème écrit avec la métrique khafif, comme Innani Ustu, comme Ya Kitab al-Karimi, comme Ashkurullah. Donc ce sont ces poèmes-là qui sont déclarés, poèmes écrits avec la métrique khafif. C'est un poème, disais-je, qui compte 12 vers, parce que le propos Bika al-Yawm Akmaltu compte 12 lettres, et sur chaque lettre, à partir de chaque lettre, le cheikh a composé un poème. Et c'est un propos par lequel Allah certifie, après 23 ans, la fin de la transmission des versets et que le Coran est complet. Et fin de transmission, mais également, c'est une grâce absolue parce que le propos complet, Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous ma grâce et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, voilà le propos complet, mais le cheikh n'a prélevé qu'un fragment, Bika
al-yawma akmaltu. En ce jour, j'ai parachevé la religion. Donc, il faut dire que c'est une grâce inimaginable qui est accordée à la gente humaine. Et même si elle n'y adhère pas, il est certain que c'est le message incréé d'Allah qui leur a été transmis en ce jour. Et cela est perceptible également dans la lutte du poème. Cette grâce qui a été accordée à la communauté du prophète et à toute la gente humaine, s'il y en a qui adhèrent, il y en a peut-être qui sont des agnostiques, mais en réalité, le message fort d'Allah est contenu dans le Coran. Le premier vers dit Bilazi zab ma karihtu yaqina lisiwa wajhati wa durri yaqina. J'ai une confiance absolue en celui qui m'a préservé de ce dont il aborde. Et c'est également un propos qui est déjà un signe de reconnaissance pour ce bienfait immense qui est l'arrivée et la complétude de ce Coran. Le vers 2 dit Kasbu Hamdi wa Kasbu Shukri Dawaman. Ma reconnaissance, ma gratitude lui reviennent et par cela j'ai obtenu des bienfaits émanant de lui. L'annonce heureuse contenue dans ce fragment de verset se réfléchit sur l'allure globale du poème. Et il y a également un abandon confiant qui est marqué dans ce deuxième vers et cette reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits qu'il a accordés à sa communauté mais également à toute la gente humaine. Au vers 3, le cheikh ajoute: Mon Seigneur a d'emblée rejeté tout ce qui est transgression et tout ce qui pourrait nous affliger. Et il proclame ainsi tout haut cette miséricorde d'Allah qui a pris fait et cause pour les humains et particulièrement pour la communauté du prophète. Et au nom de sa faiblesse, Allah le Très-Haut a pris le parti d'accorder à la communauté du prophète ce qui pourrait faire en sorte qu'il se tire d'affaire. Et nous allons peut-être suspendre pour continuer après, parce que le calife, nous le voyons sous nos yeux, il est proche et il va bien sûr entrer dans la salle. Et nous vous annonçons également que le conservatoire, à la fin de la séance, il y aura une séance avec, n'est-ce pas, le conservatoire sur quelques points. Évidemment, ce sera l'occasion surtout de rendre grâce à Dieu, de remercier les uns et les autres qui se sont donné la main pour produire ce travail impeccable. Et il faut dire également qu'il y aura une fermeture avec le staff du conservatoire et ce sera l'occasion d'échanger sur les modalités, sur ce qui s'est fait, sur la manière dont le travail a été concocté pour produire ce nectar dont nous raffolons chaque jour. Et ce sera donc rendez-vous pris juste après la fin de la déclamation. Nous voyons donc le staff des Tarqiyyah qui s'amène dans la salle. Ça veut dire que le calife est proche et également son entourage fidèle. Tous ceux-là qui depuis le premier jour sont là, présents, qui répondent présents et qui sont à côté du calife, l'accompagnant dans cette tâche exaltante. Ce calife, n'est-ce pas, dont nous voyons le visage radieux, qui est toujours aux anges devant cette déclamation suave faite par cette équipe du conservatoire qui l'accompagne jusque dans la salle. Et il est heureux que les choses se passent ainsi. C'est véritablement féerique et les gens, n'est-ce pas, c'est avec un pincement de cœur que les gens sentent que, mais c'est un moment que va peut-être nous manquer d'ici quelques heures, si et seulement si le croissant lunaire apparaît. Et nous le voyons donc, chacun du staff veille au grain pour que tout se passe comme il se doit, pour qu'il n'y ait aucun couac dans l'organisation, pour que tout baigne dans l'huile. Voilà donc, n'est-ce pas, la signature de Mashrabou Safi, des hommes qui chacun se sont ligués, se sont donné la main, se sont fait, n'est-ce pas, les sacrifices les plus grands pour que le Mashrabou Safi soit une réussite éclatante au grand bonheur du calife, puisque tout ce que le calife recommande, évidemment, on doit toujours montrer patte blanche, on doit le faire et qu'il n'y ait aucun couac, que les choses soient impeccables. Voilà le défi que chacun de son côté essaie de relever. Le côté technique, ceux-là qui sont dans le comité scientifique, ceux-là qui sont